na 5000. xaalis léegi kii maa ngi ko expliqué comprendre su ma demee naa ko jox. comprendre naa 5000 boobu ngay fay teg si juróom. waaw commencé du nañ dem rek su demee yow da nga ñëwaat ñu jëlaat ak si ñëwaat. paas bi mooy nekk waat. man mën naa la ko allo allo. yéen a dëkk Diamaguène àndandoo ku baax seen rakk seen doom di Mame Mbaye Guèye bu baax ki nga xamante ni moo ngi nii toog te foo ko tudd di mag ci Mame Mbaye di xaritam di léppam mooy madame Seynabou Diéguène ki nga xamante ni kenn laajteetu ko à travers le Sénégal ki nga xamante ni jëfam dugg na fu ne ci réew mii ki nga xamante ni kenn laajteetu ko ah Pape Sarr ngi doon di yegg si àndandoo ki nga xamante ne mooy Lamine Gueye mi nga xamante ne Moussila Ndiaye maa ngi lay nuyu maam nee na bu sañoon nga ñëw bu leen te dee. bu laajte wax naa la ko léegi ci luy yitteel ak luy jàppale le président Macky Sall waaye nag ci ndigalu Pape Siré Dia le directeur général de la poste bi nga xamante ni tabarkàlla bi nga ko joxee poste ak léegi mii nga xam ne doomu ndeyu Mame Mbaye Gueye la yaru lool nag bàyyi di ba jëbal di buur jëbal pire na tabarkàlla macha allah ak mbooleem ku nekk Diamaguène donc kii nga xamante ne nag tey moo woote gis bi muy Mame Mbaye Gueye Mame Mbaye Gueye la fille de Macky Mame Mbaye Gueye Diamaguène ba léegi kenn ñemeetu la meeting kookoy Mame Mbaye Gueye moo wootee jigéen ñi moo ànd ak ñoom kooku le président Macky Sall recevoir ko ah le directeur général de la poste monsieur Pape Siré Dia ki nga xamante ne moo tax tey jeunes yu bëri kenn sumeetul dijee waaw ki nga xamante ni teg nee naa leen moo tax tey jeunes yu bëri kenn taxawaalootul moo fekk femmes yu bëri mu jox leen ay groupement féminin ñuy liggéey boo koy Pape Siré Dia le directeur général de la poste kooku mun ko tudd Thiès def ko ci zone nord distribué ay ndogu yoo xamante ni lu ne def na ko mais war naa ko nabu li nga def lépp ci ndogu toggee laax bu loo seex bee ko gisee dana ah nabu muy def koy concurrence tabarkàlla macha allah léegi xaar koy tooñ nga def nag loo xamante ni xaaroo ci kenn bàyyee xel xam ni tabarkàlla macha allah léegi kese naxiti bay ànd ngor nga ànd jigéen ñii ànd ki jum sutura nga ànd jigéen ñii di liggéey président Macky Sall liggéey nag jigéen ñi loolu nga ànd ak kan loolu nga ànd ak le directeur général de la poste Pape Siré Dia kon maam ñi ngi santaat bu baax di kontaan ndax li nga xamante ne moo am tey lu rëy la. da koy daan yaa bëri jom yaa am personnalité yërëm sa ndey sa yaay la gërëm ci sama kanam moo tax fu ko liggéeyal ngir ñëpp bu ñëwee le 24 février bu ñëwee premier ah tàccu na loolu léegi nag baaw yàgg dañ koy ubbee ñaan nag waaw dañ koy ubbee ñaan ñu def Fatiha ak Falaq ak Naas ñu ñaan yàlla dugg ci mbir mi ci bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin Tiwaawan tey nii nga ñëwaat defaat ko Mame Mbaye Gueye fekk fi nag waa kër Pape Siré Dia le directeur général le capitaine de la paix tabarkàlla Mame Mbaye sa ko la ko léegi suñ nee débat am na tey ñuy wax ci président Macky Sall buñ nee yaatu sooy wax ci moom loo wax keneen dootu ci mën a dellu nga woole koog nag askan wii nga bokk ak nit ñi nga def si Lamine kenn amul foo teg sa tànk yaa ko di nit ñi yaa ko jàppale nit ñi koo koy expliqué di le président du mouvement Gëm sa bopp monsieur Maodo Malick Mbaye yàlla yàlla gudd sa fan nga àndandoo ak ñëpp nga dema loolu ni ma yow looy wër ñëwal rek toog inscrire ta dem sa yoon ñaari cours laa def tabarkàlla macha allah sama père nga ne tey nga ànd jaamu yàlla du ci jaamu yàlla yal nañ ko yàlla boole ak yow yàlla fii di déwén yàlla jox lay ñoom béykat yu tawe ndax li ngay def te dañuy seede rek te yàlla tax su dee dañuy seede rek te yàlla tax ñeew mu yokk loo may tànk suukaru koor yi tey Pape Siré Dia dala cee fekk mais yaa ngi ci woon appui tabaski ji yaa ngi ci woon kasaalika tabaski tam xarit boobu ba léegi yaa ngi ci depuis 2012 laa la xam nga nekk si Macky 2012 xaddi woo benn yoon femme de modèle d' engagement nga ñun xam nañu lan la bés nekk da ngay luwee taxi bi di dem Médina national te lu ñu sóob rek yaa ñu ko dëppale bay nga géey ñu ngi lay sant di la gërëm monsieur Sarr ngay dama Lamine ne leen jigéen Pape Siré Dia le DG de la poste ne leen ko li mu defal maam ngay jigéenu Thiès yëpp la ko defal ndax jigéenu Thiès yëpp bàyyi nañ ko xam nawloo nañ ko
Siré Dia nag li ñu naan guléet ñun jigéenu Thiès bis bu nekk mu fekk suñu lu ñu bu baax lu ñu sumb moo ci gën ne ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm donc monsieur le directeur général Malick damaa xaw a sonn nag tey te comité scientifique bi grande nuit du gala bii ñuy organiser le 30 prochain comité scientifique bi ñun ñuy xaar député Mbour yi ak waa au conseil yëpp yu ci waawoon ñu nga au niveau du siège de l'APR man yi maam day mënul def dara tamal Seydou bi jóg ma ñëw dëpp ko moo taxoon ma dinaa ñëw suñu kàddu nga xaw rek man sama kàddu jox naa la ko mbay yoo xam naa sa xarañ xam naa sa engagement xam naa li ngay def donc Maodo ñu ngi lay ñaanal yàlla tamit ndax nag Maodo Thiès gi ñëpp d'accord nañ ci nag Maodo fu nekk lu président Macky Sall yaa ci gën damay seet rek sa yàlla tax lu ci am yaa ci gën say jigéen a ci gën Maodo yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla doole ci barke na Moustapha nit ku baax la ñun wéetuñu benn yoon man parfois dama naan gëm sa bopp nag mouvement la wala parti bi la wéetuñu benn yoon ndax yow lu ñu film rek jigéenu Sénégal fu ñu mën ci nekk yaa ci gën bay yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla gën a doole yal na la yàlla gën a jox ñoom bay tànk ba tax foofu fépp yàgg fa te saa sama wax ji saa yi bu ñu ko yëkkatee Maodo dina am fukk yu ma feelu ci wet bi jërëjëf Mbaye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm tey nag mënuma politique damaa xaw a sonn sama kàddu maa ngi la koy jox bay allahumma salli ala Seydina Mouhamed jërëjëf. Une grande dame de fer avant may ñëw ci président maa ngi jox kàddu bi madame Marine Diop Sylla ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax. di baal ñëpp ak si weer bu tedd bi di nuyu sama frère Maodo Malick comme ni ko Seynabou waxee muy bu baax muy koo xam ne day wax dëgg yàlla ñun jigéen ñi lu ñu xew mu ñëw def ci dooleem ñëw jëmmal ñu Maodo gërëm nañu la sant nañu la merci beaucoup di gërëm DG de la Poste monsieur Siré Dia vraiment muy jàppale nag muy jàppale ñi ci commune bi di jàppale ndaxte lii mu defal man lay sama doom defal na ko keneen ak keneen lépp nag ci ndax jàppale président Macky Sall ndaxte kat ñun ñëpp président Macky Sall moo ñu ñor moom la ñu bëgg joxaat deuxième mandat ca premier tour ñun ñëpp toogatuñu nelawatuñu ñu ngi ci terrain bi di liggéey may gërëm nag sama doom man day anamu tey maam gërëmewuma la ndax affaire politique ndax dama di sa yaay man ak maam dama ko boot ndax ñoo bokkoon dëkk instant suñuy kër ak seen kër jàkkaarloo yaayam bu sa ñëng di sama mag anamu moso nuyu naa la xaw ma sax nit yaayam di woon suñu idole yaayam di woon suñu référence mu am lu bari lu mu joué ci instant ci Thiès Est mu nekk institutrice xale yu bari instant moo leen jàngal moo leen suivre defal leen formation Bousso gërëm nañ la sant nañ la parce que instant bi dëkk la am na nu mu meloon suñu mësaan na dem suñu ASC suy football ñu dem dañuy yuuxoo naan ñu mindaan yi ñëw nañu parce que ña fa jàngoon bariwuñu ñuy nekk di fa xeex ak di ko xuloo sama genre yu bënn seeni bët di jooy loolu danga bokk ci ñi ko jëlee instant encadré xale jigéen yi formé leen kon boog Mambey man dama mën a wax si moom nii rek la mën a mel su meloon neneen ñu laaj ko ko maam gën a la góorgóorlu parce que sa yaay nee naa la référence man moo doon sama idole rafetoon lool macha allah suñu buntu kër laa doon toog di xaar pour bu sa sañ sa génn ma xool ko kontaan naa donc lii nga mën a mel sa yaay am na fulla am na fayda baax na am na yërmande donc maam Seynabou wax na ko léegi ni ngay doxe ci parti bi ak ni nga kii waxe am nga classe am nga personnalité dëggu nga doo fen te it doo trian dama lay wax ne la pour ñu ne noonu man maay sa yaay fii nii ci parti bi man naa ci sa yaay te boot naa la donc du ma guddal di baluwaat ñëpp ak di leen wax ni kontaan naa trop tey dama xëyoon dem Dakar parce que
que lii mënu ma ko woon ratee dama demoon nag tam yóbbu ay sukkaru koor donc 8 heures laa fi jógee damaa lem yoon bi ñëwaat parce que lii mënu ma ko woon a raté ndax moom moo ma ko def merci beaucoup Ndeye Daba nuyu naa la bu baax a baax nuyu naa leen yéen ñëpp nuyu naa leen Ndeye Daba di ko baax na di lu ne ci DG de la Poste tey soo soxoroon baa nga iñaan tey buntu bi doo ko ubbi mais ku ñëw nga ubbil ko macha allah mention spéciale nuyu naa leen yéen ñëpp wax yéen ñëpp gis naa leen ah Barsa nuyu naa leen jàmm yéen ñëpp merci beaucoup nuyu naa waa jàmm merci beaucoup madame Marième Diop Sylla loolu nga wax dëgg la li nga wax ci Ndeye Daba dëgg la li nga wax ci Pape Sarr dëgg la li nga wax ci Lamine Gueye dëgg la waaye cooli nag kenn du Pape Siré Dia le directeur général de la Poste mu bëgg ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax ci loolu nag laay joxe kàddu gi nag ki nga xamante ni ku tudd wala ku jël rajo tabarkalla macha allah seede bi benn la ci moom te it yéen askan wi yéen ñëpp noonu ngeen seede ci moom noonu la ko président Macky Sall fonke noonu la ko ñëpp respecté le président du mouvement Gëm Sa Bopp monsieur Maodo Malick Mbaye ngeen tàcc ko bu baax a baax. asalaamaaleykum waa Diamaguène maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen sant bu baax di leen gërëm di leen balu ak ci koor gi di nuyu Marième Diop Sylla kàddu yu mu yëkkati léegi nekk kàddu yu rafet moom ñu xamoon ko depuis son excellence nekkoon suñu grand Mame Balla yal na ko yàlla jéggal tey kon nuyu aussi ma sœur Seynabou Ndiéguène bi fi jóge léegi ak tous les responsables yi nga xamante ni ñoo fi teew Ndeye Daba ak Lamine ak mon jeune frère Pape Sarr ñu fi représenté le directeur général de la Poste notre grand frère Siré Dia may bëgg rek wax ni ma mbay démb sama collaboratrice yi ak collaborateurs yi ci suba sax laa leen informé léegi nii matul 1 heure de temps dama amoon rendez-vous ak suma imaamu koñ bi dama ko mujj dox ñëw wax la ni que bi may jot message bi guddi na mais nit boo xamul boo nee xaw ma ni nga koy def ni mu la def moo tax ma mbay gi man dañu xamante mais damay wax ni àdduna doxalin dafa war a bàyyi nit daf ko war a bàyyi xel parce que ma mbay gi ñu xamante bi ñu ràññantee nii comme li Seyna bu wax ci Macky 2012 la mais comme man damay wax ni ku béeku naa ci ñëpp xaritoog naa ñëpp mais man relation damay bàyyi rek ba yàlla dogal ko mais Mambay bi ñu demee ba gindi konte ci laa xam ni ndekete moom depuis mu nekk étudiante mi ngi may bàyyi xel c'est-à-dire daf ma doon wax acte yi nga xamante ni jour bi nga ñëwee tel fekk fa étudiante yi ànd ak ñoom wala nga fekk fa étudiants yi dimbali leen des choses yi nga xamante ni je me suis dit bon ñun ñi nekk ci langue politique nañ def ndànk parce que xam nga nit ñi aussi kenn moomu leen nit ñi da yor seen bët yor seen xel di xalaat te yàlla mi bind nit ñi sax wàccoon bu nuyoo ñenn ñi dañ ko nuyu te jàpp nañ ni nii nga doxalee ci nii ak nii bu doon suñu sago duñ ko changé mais nag comme moom gisuñu ko moo ñu bind te dañuy topp leen ko te bu leen ci wax moo tax ñu topp ko rek mais pour vous dire que ni li may wax foofu mooy ñun ci wàllu politique ku ci dugg daal bi ko nga bàyyi sa nga xel bu baax mu ñëw jub jàmm gën nag te du ma nuyu mon jeune frère le vice-président Abdou Mbow di ko sargal mais damay wax ni globalement ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu politique lu ñu gën a bàyyi xel askan wi doyul dama wax ni jàmm gën li ngeen am dafa bari parce que bu ngeen amee ñi nga xamante ni bu ñu président boo xam ne loolu doy na parce que man dama wax ni Thiès kenn dootuma déggati et je pense que maa ngi koy sàmm këru leader bu ne mën naa fa dugg heure añ dugg añ ma fekk la faj ma ñàkk la faj loolu nag damay wax ni dinaa reyante ba kenn bañ ma ko yàq te dinaa ñaan aussi yàlla mu sàmmal ma donc damay wax ni rek nañu rafetal parce que rafetal dafa am solo parce que ëllëg moo tax parce que ñi àndul woon tey dañuy ànd ëllëg dama mon grand frère parce que man Siré Dia noonu laa ko jàpp pour ma noppal dama ni Siré mag la suñu grand frère la ñu ñuy gunge dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñaanal ko ñëpp
mais ku mag bu fi nekkee da nga koy jox ci lu mat c'est-à-dire boo bëggee noppal boo ko joxee ci lu mat nag mat da nga koy dogal camisolu ngànt c'est-à-dire que boo ko gisee nga xam ne gis nga ko boo ko gisul nga rafetal nga ni li tax gisuma ko daal dafa am ngànt rek mais yéen xam nañ d'autant plus que dama koy wax très souvent man nit bu nit ñi muccee ci sa làmmiñ rek maanaam doo dégg ñu ne wax nga lu ñaaw donc ñun loolu la ñu gën a jàpp ci moom man Siré du ma taxaw di wax ay teraanga yu muy defal parce que man ak moom certes yu ñu joxe ak lu may jox donc man ci jikko rek laa ko mën a seedal c'est-à-dire je suis jamais allé à son bureau musuma ko posé cas li nga xamante ni def na ko mooy ñaar jëlal ma nit mu liggéey ci li nga xamante ni moom moo dem ba seet ko ñi ma dinaa la ko defal loolu mbaax weesu beneen bi mooy jikko mooy nit ku dal loolu dafa am solo je pense que élément déterminant yooyu nag buñ ko waxee ci moom mooy di ko ñaax aussi mu gën a bàyyiwante xel rek ñi nga xamante ni ñoo bokk làng di rafetal di bàyyiwante xel bu baax daf ci am solo leneen li nga xamante ni aussi bëgg nañ ko mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo ànd ci wàllu parce que ñaar moo am soit li ñu nekk dëgg la ñu gëm ko di ci dem wala ñuy naxante parce que nombre de nit yi taxaw ne ñi ngi jàppale Macky Sall biir Thiès Abdoulaye Wade ba léegi mosu fee am donc bu fekkente ni jusqu'à présent victoire ñëwul ñun dañu war a poser question ku ci nekk nag ni lan moo tax nag da ngay wax way Youssou Ndour ko moo demee bàyyi mere sama bopp rek laay mel li koy indi mooy ku ci nekk Siré Dia day poser question ko tom mu ne mais man sama démarche la moo ci dul yoon loolu nag booy poser question boobu doo da ngay dugg sax ku mën a kan nga ni man li may def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax da daan def muy manqué donc man sama jëf am lu ci manqué man ma poser question boobu Abdou Mbow posé ko Mame Mbaye posé ko ku nekk posé ko bu ñu ko posé l'ensemble des réponses yu ñuy apporté mooy tax ñu mën a àndandoo mën a rafetante en tout cas Mame Mbaye ñu ngi lay encouragé bu baax ci initiative bi parce que damay wax ni bon nit du suma yaay yal na ko yàlla yërëm dafa doon wax ni nit du ne lu ma mën def ko parce que mën ko def ko amoo benn mérite mooy ngay def li nga xamante ne xam nga ni mënoo ko mais ñu jéem loolu ak njàmbaar la en tout cas li leen di gën a woo ci ñëpp nag mooy ñu xoolaat taxawaay yi ñu gën a yaatal dënn yi parce que politique ñaar la politique dënn la ak xol dënn mooy ci kanam boo yaatalee sa dënn dina bari ñu ñëw ci yow boo yaatalee sa ginnaaw di nga bari ñoo bot mais politique ku ci dugg kooku nag c'est valable pour ñëpp yaataloo sa xol yaataloo sa dënn doo am ci kanam kenn parce que yaataloo sa xol doo am ci ginnaaw kenn parce que yaataloo sa ginnaaw doo mën a bot kenn leneen élément bi moom aussi ñu bañ a rappeler ñu gëm ni que c'est une élection présidentielle élection yi ñu jëm du élection locale du élection wu kan moo ëpp nit Thiès élection wu ñi ànd ak Macky Sall ñaata lañu Thiès donc loolu nag approche la laaj waxtaan la laaj man li may wax di ko répété mooy Benno Bokk Yaakaar commune bi war nañu wut benn siège fonctionnel bi nga xamante ni ku ñëw ñun ku ci soxla ñun ñëpp fa ngay dem ku am information wala leen nga dem déposer ko foofu maintenant man damay wax ni pour kiy jiite man mu leer bugguma jiite dara bañuma tamit kenn jiite mais il faut mu am ku jiite léegi nag kiy jiite aussi kenn duñ ko imposer ñun ñooy tànn ba wax ni diw mi parce que man bu ma nee Mame Mbaye la kii ni Mame Mbaye la ñëpp ni Mame Mbaye la mais day nekk Mame Mbaye mais loolu kenn du ko imposer dans la démarche en tout cas ñu ngi leen di encourager bu baax madame Diop vraiment une fois encore maa ngi lay remercier bu baax ci sa kàddu yi nga wax mu nekk kàddu yu rafet yu am solo di sant ñi nga xamante ni ñu ngi soog a yegg si la délégation qui vient d'arriver qui nous accompagne c'est la délégation de l'AFP di leen remercier bu baax di terminer rek di wax ni en tout cas li ñu bëgg mooy li ñu yàlla defaloon ci législative nga xamante ni la tête de liste c'était le directeur général de la poste mais li may wax la victoire ñëpp ci jàpp c'est-à-dire victoire il faut ñu comprendre que victoire
même bu fekkente ni dañu naan kenn jiite gagné parce que bu ñu gagné aussi kenn bu jiite gagné jig nañu sax pour ñu gagné parce que phénomène yooyu yëpp dafa am en Afrique phénomène jig dafa am diw moo jiite gagné nañu xam nga njig laay la mais je veux dire il faut ku nekk xam ni que ku nekk da nga war a dolli sa taxawaay et puis ñu xam ni que mënuñu sax imaginer parce que président Macky Sall Afrique tubaab yi ñëpp imaginer wuñu mu perte élection yi c'est-à-dire Macky Sall ku nekk kay danaan man lan lay fexe ba bu gagné mu gis ni am naa ci cër bi nga xamante ni cër bu rafet la bu ma ci daw donc kooku nag buñ ci jëmee ku ci nekk war nga ci sa def sa kéemtalaay kàttan damay wax ni ñun fi may terminer ci ñun ñi ndaw réélection Macky Sall responsabilité de génération la c'est-à-dire ñun bu Macky Sall gagné mooy ci ne que ëllëg Thiès man Pape Sarr ñun ñii ñoo koy jiite ak ñeneen ñi mais par extraordinaire man maritalement subhaana bu fekkoon te dem nañ leneen am mag ñi ñooy dellu si waat c'est-à-dire Macky Sall bu gagné dafa am ñu mu yóbbu à la retraite arrangé ñu ñun moo tax ñun ci gëm sa bopp dañ naan la réélection de Macky Sall c'est une responsabilité générationnelle mais bu leneen amul mar d'Italie la muy indi mooy ñeneen ñi ñëwaat indiwaat leneen doxalewaat leneen donc te tey dafa baax tey Pape ñii yéen a ngi topp si la jàpp ni tey baax en partir de 2019 yéen ngeen nekk ci kanam nekk nag des leaders parfaits parce que xam ngeen terrain bi ba pare donc je pense que Mbaye occasion boobu daal la ñu amoon Diop yi la gërëm bu baax parce que dama wax ni Diop yow xaaroo ba il faut gars yi xam quoi c'est-à-dire que tu n'es pas un communicateur bu ñëw pouvoir bi am nga bokk ci en 2012 bi ñëpp di ku nekk di féete da nga teel a féete donc loo ci dem ah luñ ci dem am na ci cër bi nga xamante ni dinañ la ko delloo mu nekk sa cëru bopp seen bu comme il l'a dit loolu moo ñu boole yàgg na Macky 2012 la woon ñu ñëw ànd bu rafet mu nekk une femme très engagée très généreuse donc je pense que man loolu laa leen di wax leen wax daal nañu rafetal diggante yi nañ ko sàmm nañu fexe ba nga xamante ni suñu diggante yi gën a ratax man nag dama wax ni une fois encore awma frontière ci kenn awma frontière ci fenn yéen ñi ngeen teewal DG Siré nuy leen ma ko quand il est bi mu pour vous dire le rapport qu'on a bi mu ñëwul sama meeting dama ko woo téléphone mu may expliqué man ko non dama lay jox carte rouge ñu waxtaan kaf parce que dama jàpp ni bu teewul rek pour man nekk fi mu ne man maa ne woon sa yëf kenn du ma ci teewal man maay teew ma def tout ñëw mënuma teew mais xam nga bu ma waxtaanu la woon moom noonu ruumandaat day ñëw jaar ci suuf ni Siré Dia day def lu ni ñëw mais ñëwul xaw ma yooyu nañ ko éviter en tout cas di sant ñëpp di gërëm ñëpp di excusé wu nag vraiment parce que dañu am leneen lu ñuy dem nii mais Pape ñu ngi leen di encouragé en tout cas continuer à aider le DG yàlla def jàmm ñu ngi sant waa jàmm merci beaucoup ñu tàccuwaat bu baax a baax le directeur général monsieur Maodo Malick Mbaye président du mouvement Gëm sa bopp di ko dalal di ko kii ñu gunge ko ñu dalal madame Mame Seynabou Ndiaye bi nga xamante ni démb rek moom it dafa mel nii di kenn moom it jigéenu Pape Siré Dia moo yegg si noonu ndax délégation moom solo ñu daal di gunge monsieur Maodo Malick Mbaye rek dalal ñu ci la soog a continuer waat programme bi Mame Seynabou Ndiaye ngi noonu wala Mbaye. di dalal suñu gan yi toog tey jii nag dañoo ñëwoon pour comme ñëwoon tey jii pour indi ñu suñu kër xool ba dañuy wax si moom damay wax si Mame Mbaye Gueye nii 2012 xoolul dara gisul dara benn responsable fekk ñu ci nag muy daw suba ak ngoon di jël xaalisam seen jël xaalisam di ko ci def ndax lan ñuy gërëm suñu yaay jee nga xamante ni moom mooy suñu militante numéro 1 bu ñu xew la suba ba ngoon mu ngi ñëw toog teew lañu ma nekk nag adjointam daaw heure bii kenn fekkuñu fi ci ay responsable ñuy daw suba ak ngoon xanaa Cheikh Kanté moo ñu jàppale daaw ci suukaru koor ren nag ñu ñëw te taxul ba léegi sax ñu découragé parce que ñu dañ ne APR benn la amul responsable bii amul responsable bee parce que lépp ñun ñoo ko bokk mooy lan président de la République monsieur Siré Dia nag moom moo ñu fi fekk te nit ki nag ki la fekk ak ki la defal foo toog danga koy wax ndax lu baax ku la ko defal
boo ko waxul buy lim ay noonam na la si boole jàmm gën yaatu na def nañ fi meeting fii ñëpp gis mais xoolal fii benn responsable bu dëkk Thiès tey jii ñun ñu ngi ci ginnaaw monsieur Siré Dia fas yéene àndandoog moom ñu àndaat fal président de la République 2019 premier tour Mame Mbaye nag ànd ngeen nag ku am jom ku bëgg liggéey ku sincère ku gëm ni muy def te ñii mu dëggal naa li def mën nañ koo seede xoolul dara ngir dara dañoo bëgg na ngeen jàppale ko ñun ñu ngi ci ginnaawam te nag bala ngeen a xam ne ñu ngi ci ginnaaw ñun responsable yi topp ci ginnaawam bu ñu paree damaa bëgg ngeen wax DG mu fekk ma R100 ñu wan leen Mame Mbaye lan la am. waaw ñu fekk si R100 man maa nekk R100 man maay adjointam nañu fekk si R100 am-amam nekkul jàmm gën donc xëy na jàmm gën nga dëkk mais Mame Mbaye Thiès gépp ñoo ko bëgg. mën naa ne sax Sénégal laay wax ni ñoo ko bëgg. da koo gëm te bu fekkee xool dong la yàlla di fay. balaa ci weer bu sell wi ñu nekk bu fekkee li ñuy ñaan li yàlla ne ci weer bu sell bi lu ci ñaan lu ci diw ñaan yàlla ñaan mu nangu maamal ko yàlla dinañu àtte yal na la yàlla fay sa xol. bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci Seydina Mouhamed sangu-sang yi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di boole sant ak gërëm ak wàccuwaay ñu fi fekk di leen yónnee nuyoo directeur général de la poste l'incontournable l'infatigable man dama ko daan wax le capitaine de l'APR mais maintenant il est le général de l'APR ak Siré Dia di nuyu ñu fi fekk waajur yi Mame Mbaye Gueye ñu ngi leen di nuyu DG de la poste nee na mi ngi ngay jox sa wàccuwaay du nuyu délégation bii ma àndal tey di ci jiitee sama sœur Marème Diop Sylla la grande dame une battante du nuyu ndax bu njëgee mi fi jóge léegi du nuyu samay frère ak sama doom yi ma àndal Pape Sarr Lamine Gaye gàmbaaru Siré Dia yi du nuyu les femmes battantes yi ma taxawal Mame Seydou Ndiaye démb la taxawal le directeur général de la poste fee ca jàmm gën wattu jumaa ja tey du nuyu Mame Mbaye Mame Mbaye soyez les bienvenus parti bi yàgg nga fi da ngay feddaliwaat rek di defaraat sa taxawaay waaye yow yàgg ngaa taxawal Macky Sall le directeur général ne kontaan nañ ci yéen Mame Mbaye DG nee na mi ngi lay gërëm di la sant di la jox sa wàccuwaay nee na boo dikkul woon sax loo bëgg ci jàmm gën dina la ko defal ndax Macky Sall rek a doon ñàkk. nee na la réveil de l'emploi des jeunes yi mu def à Thiès commune ak département def ko fépp au niveau national nee na moom la bëgg a def jàmm gën nee na emploi yi mu def ci dëkk bi def ko caisse au niveau national nee na jeunes yi ci jàmm gën dafa bëgg ñu yeewu ku ne di am lay jox say waajur du fay courant di jël dund Macky Sall rek ko ñor ak xalaat ko nee na financement des femmes yi mu def bu yàggul lool def ko commune ak département ñu defoon ko tête de liste départementale nee na Mame Mbaye bu yeboo nga ni sa jigéen ñi noonu taxaw nanu toog mi ngi ñëw te bu dalee sa kaw di nga xam ne financement yi mu def fépp ñu ko def jàmm bi nee na li mu def ci lieu de culture néegu yàlla yi dundee allahumma salli ala Seydina Mouhamed Pape Siré Dia li ma naan balaa ngay doon taalibe da ngay doon ab julit te julit pire la nee naa ko mooy yaru c'est un champion kenn gënu ko mooy gaynde Siré Dia nee na man day def ba du ma toog ba élection muy jóg léegi laay jóg man Thiès bëgguma fi lenn falaat Macky Sall rek laa bëgg dès le premier tour ñu defoon ko tête de liste départementale dëkk da nga koy jox que ñëpp ruus kay def lu baax ñëpp bëgg ko te Pape Siré Dia ñëpp dañ ko ruus à Thiès nitu yàlla la def ko lu baax la nam leen waxante dëgg amu ci frontière fu waay nekk muy leader commune ak département fekk na la fa def emploi jokkoñ boobu def ci lieu de culture def financement ndax nee na makee ko ñor mooy seen mag mooy seen doyen kon du fi seetaan kenn ku fa waay nekk rek Siré Dia fekk na la fa def lu baax fu mu am responsable it nee na la toog fa sant ba fa nekk sama raq ya ne fa fexe leen ba foofee ñu gañe fa ndax Macky Sall rek moo ñu ñor te ñooy àndandoo xeex ni Macky Sall bëgg à Thiès di leen wax ni waa jàmm gën Siré Dia nee na mi ngi ñëw de Mame Seydou bu woon na ko démb la fille de Siré Dia est là près de moi une battante la lionne Siré kenn du ànd ak moom di rus
buñ ko lebalee guddi bëccëg xam nga lu ñuy fay guddi ndax guddi amul naaj moo naan ku ma lebal liibar ma fay la kilo jomb naa kenn jàppale ma ba ma jóge fi su ma tasanteeg yow am gàcce bëggul dara xam nga lu mu bëgg xam nga lu mu bëgg fal Macky Sall te defe naa dina am li mu def ci kees ànd ko frère am yi te frère am yi tax rek di nuyu au passage Maodo Malick mi fi jógee nit ku baax ku bëgg Siré Dia ku wekk Siré Dia ku respecté Siré Dia danoo toog un jour Siré Dia dégg benn annonce ci rajo muy école Cité Lamine bi mu dégg ko yónni suñu benn waay bu nekk ci ñu ni ko demal ma seetal école Cité Lamine bi école boobu ñaata lan fay def ba école ba baax mu ne non du ma yëgal sax Maodo Malick sama frère la kuy def bu baax doo ko yëgle day mel ne da ngay girigal àdduna kooku dem ñëw ni ko école ba coût ba 9 millions la boolewul daray wax ñu ko demal defar ko au nom de mon frère Maodo Malick ndax ku ma respecté la kon bëgg ak yaatal dënnam kanamam ak ginnaaw mënul weesu loolu di leen birndeel ni mi ngi ànd ak ay frère am ñu góor les leaders à Thiès ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mi ngi tàllal loxoom nar leen a boot ba fa ñu jëm ndax unité à Thiès Pape Siré Dia moom la instauré à Thiès te loolooy am pour far Macky Sall loolu lay def mi ngi ñaan yàlla bu fi dellu suwaatee balaay élection yàlla na seen doon ñu liggéey financement des familles yàlla naa ko indi teg ko seen loxo teg ko ci sama loxo doom bi mu teg ko seen loxo te defe naa ni jàq yi mi ngi ci fan yi néew di ngeen dégg li mu def ci jàq yi na ngeen jëli nag seen carte d'identité kuy dem guerre da ngay am gaanuwaay carte électorale yi mooy suñu xeex di fecc di way di bëre di daan ba élection jotee ku ne toog sa kër du yoon Pape Siré Dia nee na kàttam mooy xolam kàttam mooy armam fal Macky Sall ci Thiès partout au Sénégal mooy carte électeur yi jël leen seen at carte électeur ñun jigéen ñi nee naa ñoo mën ci kër ñoo mën ci àll ñoo mën góor ñi ñun ñi ñooy politique les femmes et les jeunes nanu taxaw waar jàppale Siré Dia def li ci Thiès ñu fal ko Macky Sall xam ne waa Thiès taxawu nañu affaire à Thiès te nag opposition bi la ñu bëgg a dàq génn na sax ma nga yoonu Tamba di dem dootul gestu nan ko dàq ba mu génn parce que dañu taxaw ba opposition dootul am Thiès ak ay frères am allahumma salli ala sayyidina Muhammad merci beaucoup. yéen ñëpp di leen dalal fii ci Diamaguène Point 5 maa ngi jiital ci nuyoo bi nag sama yaay. bu ñu mënee taxaw tey di wax ñu di ñu dégg dañ naan ko jërëjëf maa ngi nuyu le DG Pape Siré Dia Ndeye Daba nuyoo ci sa loxo laa koy teg di nuyu tonton El Hadj Mbaye di suñu secrétaire administratif ma jël nuyoo jigéen ñëpp jigéenu Diamaguène ñëpp ak ñu bokk ci ndam 2019 bi yëpp teg ko ci loxo nuyu naa leen yéen ñëpp di nuyu Tamariem Diop Sida keroog bi ma dajee waat ak moom di politique ba dajeeg moom daa jël chaise jox ma bi ma toogee dama nuur ba sama bopp rek a génn nuyu ko ma ne ko lii lan la mu ni ma yow sama doom mu ni ma dañ ni ma Mame Mbaye doomu jaar dafa toog di jooy mu ni ma yow sa yaay dañ ko bëgg lool mu ni ma sa yaay dama ko bëgg lool te Mame Mbaye maa ak yow ñoo bokk terrain bi bu ragal te boobu ba tey loolu lay jëf ak Tamariem jërëjëf di nuyu Mame Seynabou Ndiaye démb moo doon def ndogu fee ci Diamaguène ci kaw moom it mu ñëw ànd ak Pape Siré Dia ñu war a liggéeyal président Macky Sall Mame Seynabou dalal ak jàmm li nga def danga ko yéex a def danga ko yéex a def may nuyu Adja Ndeye Daba Mbour di la dalal moo yaatu ginnaaw laa ko tudde yaatu ginnaaw laa ko tudde ku ñëw mu uuf la nga ànd ak Pape Siré Dia ak nga bañ a ànd ak Pape Siré Dia ku ñëw mu uuf la kon Adja Ndeye Daba jërëjëf ba muy dem Màkka daf ma woo téléphone mu ni ma sama doom ma ne ko mu ni ma déjà damay yóbbu Màkka te bu ma sañoon yéen ñëpp ngeen teew déjà ñëpp la
du sama DG ma ne ko dinaa teew ñu ñëw tàggatoo ak yépp mu dem ci jàmm ñëw ci jàmm yàlla nga delloo ba sa xol sedd ba nga doyal. Lamine Gaye dama lay wax jërëjëf di la dalal jàmm gën yow ak Pape Sarr dama leen di wax jërëjëf di leen dalal jàmm gën xam ngeen lu tax coow li bëri na torop wax ji bëri na torop jëf ji bëri na torop mos ngeen a dégg ñu ni waa Kër Siré Dia ngay xeex seen biir duñu xeex duñu xuloo ku ànd ak ñoom dañu lay wutal barrière ëmb la téye la kon tey dina ñi may ànd ak DG Pape Siré Dia ndax gis ngeen ne yéen dama ci dolli mosu leen ñu dóor mosu leen ñu saaga mosu leen ñu yóbbante xas mosu leen ñu mbëkk waaju leen nit toj suñu R4 te dig nañ ñu ko fii ci ñoo xam ne ñoo ànd di dox di daw ci Macky Sall kon yéen jërëjëf sama jigéen yi ma àndal ku xool tànt bi xam ne borom mi musóor kese la kon yéenay fal te yéenay folli may waxaat nañu jëli carte yi te ñëw taxaw Siré Dia mii ñuy àndal nee na lu mu yor yéene nañu lu ñu bëgg mënal nañu waa lu tax duñ ko jox suñu loxo ànd ak moom. Pape Sarr Lamine Ndeye Daba dama bëgg ngeen wax DG géwél amul de géwél amul bu gis nen ni nen ak su ma sañoon tey DG day ñëw fii toog li ñuy wax ñu jàkkaarloog moom di ko wax ana Ndey Seen Anta Gueye Umu Xayri Awa Sarr kañ la woon yàgg na lu ñu wàcceel fii brouette balai râteau pelle masque boole ci ni bu doyul ma doon di leen kon Adja Daba loolu yàgg na de suñu digganteeg DG ku ko nar a yàq yàlla moo ko fekk mu defal ñu nag jëf ju baax di def lu rafet biir Thiès di régler emploi des jeunes di joxe financement des femmes jigéen ñëpp bindu nañu fee teg bu ñu jógee fii nañu indil suñu financement ñu financé jigéen ñi ñëpp dem liggéey incha allah. Adja Daba du ma taay ci di ko wax de ñun ñoo ànd ak Pape Siré Dia falaat Macky Sall premier tour. xam nga fi ma ko teg damaa bëgg a wax la fi ma ko teg 2017 dañoo xeex ba gagné école Diamaguène bii muy suñu centre de vote ñu def différence su 25 voix am na ñu ko xeebal nag waaye ñun xeebuñu ku ne di fëgg sa dënn ni mën a ñu def discipline de parti rek rangé wu toog ñu def discipline de parti ñu rangé wu toog ba ñu demee ba gisuñu lu ñu xam dañoo toog ñoo ngi nii dem bañ ñëwee réunion dañoo taxaw man leen dama leen a namoon ndax gëj nañoo daje la ko waraloon mooy xamuñu woon fu ñu jëm xamuñu fu ñuy teg suñu tànk ak ku ñuy wax am na wax ji nag di dem ba DG jot mu woo ma ni ma déedéet du ngeen toog ma ne ko dañuy toog kuy ndamoo centre ni maa ko gañe na nga dem liggéeyal ko sa bopp jërëjëf sax doo ko dégg DG ni ma buñ ko defee mu ñaaw Macky Sall la ñuy liggéeyal te ñun ñëpp ñoo bokk APR dama ne du ma yem Diamaguène du ma yem Diamaguène lu ñu gañe woon dinañ ko maintenir téye ko yokk fu ñu gañewul woon dinañ fa dugg dolli ma ne ko ah DG yaa ko wax mu ne ma maa ko wax te lu ma wax def na ma fi bakkan bàyyi ñu jugeeti ci loolu mu ni ma du ma yem commune est
mu yem Iba Katiba mbaa PDF mbaa mu yem casino mbaa mu yem Balare centre de formation def ko fépp la jëm nee na ma waxuma la commune est waxuma la 3 communes urbaines yi waaye Thiès ci boppam bi ma président defee tête de liste ba tey croisé lew ma samay bras te gis nañ ko teg nañ waaw ñu tàccuwaat bu baax Chérif Abou Dia day egsi léegi di doom ci Thierno nit ku baax di nit ku sell moo egsi léegi àndandoo ak waa Kër Siré Dia jàppale si wàllu càmm jigéenam rakkam di maam loo def ci korite gi ci koor gi moom Siré Dia ma ne ko dara mu ne ma wooteel joxe sa suukaru koor maa ngi fi yëkkati nag lu takk yëkkati suukar su bari ñëw ni ma yóbbu leen jigéen ñi na jigéen ñëpp kontaan nee leen jërëjëf Siré Adja Ndeye Deme Pape Sarr Lamine neel DG ragaluñu li ñuy def buñ ko ragaloon keroog biñ toogee président Macky Sall dañ ko wax ñu ko li ñuy def sur le terrain dinañu ànd ak moom te dina xam ne ragaluñu ñun président rek a ñu ñor booy wër ñu gore seetal jigéen ñi ànd ak Macky Sall ba ñu jàppee ba tey ñoo ngi nii kenn bàyyi jeunes yi nag ñoo ngi am seeni diplôme toog di xaar wax nga ko léegi nee nag DG jàmm gën bii jàmm gënam la ñun ñi ñoo ko fi nekkal maag sama rak maam Seynabou Ndiaye te dinañ ko war ne am na fi jigéen ñu mën fukki góor je pèse bien mais moo jigéen yu mën fukki góor te dinañ ko ko wax bu ma paree nag ci DG damay ñëwaat tuuti ci ñu fi jóge Seynabou Ndiéguène 2011 ba tey ñu ngi ànd di daw ci ginnaaw Macky Sall mu yaatu lool ci parti yamu ceeg xol kenn keroog ka mu gën a joteel ba nga koy merle keroog kooku la gën a mën a ñëw lëng raay raayal nga ni kii dafa dof kii du nit yàllaa ko bindee noonu Maodo Malick sama xarit la dañu bokkoon nekk si Macky 2012 mu dem ba bis mu ñëw fekk ma fii ni ma Mame Mbaye ma ne ko mu ni ma jàppewu ma la politique sama rakk nga depuis booba lu may def wax si lu may dugg wax lu mu xam wax lu may def moo ciy jiitu di leen di remercier bu baax DG Pape Siré Dia nag yàllaa ko teg fii ci suñu kanam mu war a diriger nag APR Thiès bii man yamuma ci APR de Benno Bokk Yaakaar laay wax waa AFP ngi nii toog di leen joxaale seen wàccuwaay di leen koo ci woon ni leen ñëw leen Pape Siré Dia moo woote kenn du taat ñoom ñëppay dikk Siré Dia nag ñii dañ naan APR ñi naan département ñi naan commune ñi man dama ni ko def directeur de campagne 2019 mu gañeel ko jox ko ndam ndax Thiès metti woon na torop 2017 Thiès metti woon na torop ñu def ko tête de liste ragalul dawul en arrière keroog ba liste yi génnagul dañoo annoncé ci rajo bi ca ngoon sa la woote réunion résidence ñëpp ñëw toog mu ne lu ci war dinaa ko def du ma ci leen ginnaaw ndax président dama wóolu jox ma loxo man dama ni sax waruñu woon a toogaat ci diggante bi naan calcul la ak kii la wala kee la ba mu ko defee tête de liste la ko jox Thiès kon amatul ragal nañ leen wàcc sur le terrain def ci li ci wàcc taxaw jox président Macky Sall ndam dès le premier tour loolu weesoo nag ma sant ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp rawatina nag sama yaay sama xarit wallaay sa xarita su ma gëstoo gis ko sama xel day dal su ma làmbee daj ko sama xel day dal dama toog seen oto bi ñëw dama ne lay jóg day ju yërëm doomam gërëm doomam neex na ba pare lii
bu ñu yemale woon foofu tànt yi sax neex na ba pare ñu ngi lay sant di la gërëm yaay di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram gudd fan ak wér gu yaram du ma ni sama xarit la mais ñun suñu morom la lañ ko def ci diggante tànk yi la ñuy uuf li ñuy mag boo tàggoowee mun la déedéet toogal léeg-léeg mun la naa la may paas ma ne ko paas fay ma doog a toog lu ne lañuy wax ak moom lu ne lañuy def ak moom te dañ koy diri fu ne lañ koy yóbbu keroog daa Mariam ba may ñëw sa kër moo ma indi ba sa buntu kër fu ma jëm yaa ma yóbbu chauffeur dawal mu dawal ñu aj suñu tànk ci kaw ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sa taxawaay yàlla boo dajee lu la jaaxal ci sa njaboot yàlla la yàlla fay sa xol fay la li nga sonn ci sa njaboot ndax moom it jigéen ju mën ñaar fukki góor la macha allah jigéen ju mën ñaar fukki góor la ñu ngi lay sant di la gërëm maa ngi sant nag waa jàmm gën rawatina sama waa koñ ñëw teg ko fii jël liste yi ku ci nekk ñu woo la jox la li nga ci am mu néew mu bari te nag ñu xam ni mu ngi dikkaat DG nee na mu ngi ñëw de mu ngi ñëw ci financement yi nee na mu ngi ñëw ci emploi yi nee na mu ngi ñëw ci jàkka yi nee na mu ngi ñëw ci imaam yi te ñëpp nee na mu ngi ñëw ci yéen kon nañ ko teeru téye ko te ànd ak moom falaat président Macky Sall jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yeneen tombu tëdd bi ñu ngi nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp ci turu directeur général Pape Siré Dia bi nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Thiès jiital ci nuyoo bi la lionne ou la battante Mame Mbaye Gueye bi nga xam ne moom it kenn dootu ko présenté fii ci Thiès buñ ca jógee nuyu sunu yaay jële di dem muy Marème Diop Sylla bi nga xam ne kenn la moom it ci directeur général di nuyu jigéenu jàmm gën yëpp yi ñu fi fekk ak jigéenu R100 yi ak jigéen yi nga xam ne ñoom ñëpp soppey Mame Mbaye Gueye la ñu ngi leen di nuyu ci turu directeur général Pape Siré Dia di wax ne démb ñu ngi woon ci heure ndogu bi fii ci jàmm gën ñëw teewal fii Pape Siré Dia ci kër la responsable Mame Seynabou mi nga xam ne mi ngi nii toog moom it di kenn fii ci jàmm gën ñu nommé ko léegi mu baptisé waat boppam moom Mame Seynabou ne léegi elle ne s'appelle plus Mame Seynabou mais mi ngi tudd la fille de Siré Dia kon ma bëgg ngeen tàccul ma loolu lii Mame Mbaye Gueye def tey jii je pense que comme les gens ont l'habitude de le dire bis du tuuti borom lay tollool ci weeru koor la ñu nekk boo mënee dajale femme de valeur yu toll nii ñu ñëw toog fii dagg seen préoccupation yëpp ñëw toog sa wet di la accompagner te boo leen fi téye woon tey ba 19h dañ fiy toog sa ginnaaw dañu dem taali ndogu kon Mame Mbaye ñu ngi la ci féliciter di la ci encourager di la ci remercier ci turu directeur général li ci des nag mooy buñ fi ñëwee directeur général nee na foog ñu xamal mbooloo mi nga xam ne moom lañ fi fekk si taga woo leen ne kenn nga ci moom nee na tamit mi ngi lay gërëm di la sant di la remercier ci sa taxawaay boo xam ni bi APR existé ba léegi kenn mosula cee jiitu ci jigéen ñi nee na foo toll ñu ngi gis Mame Mbaye Gueye à travers les médias Mame Mbaye Gueye à travers les rassemblements Mame Mbaye Gueye à côté du président de la République nee na kenn mosulaa gis yow nga des ginnaaw ci soxlay président de la République kon ñu ngi la ci encouragé moom Pape Siré Dia li sabab nag compagnonnage bi nga xam ne moom moo nekk sa diggante Pape Siré Dia buñ fi ñëwee ba fii dinañ ko leeral ci askan wi leeral ko pour waa Thiès aussi ak presse bi yëpp ñu xam ko Siré Dia Ndeye Daba mi ñu jiitu wax na ci réalisation wax na ci ay jëfam kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal Siré adduna wërngal këpp ay jëfam wër na fi ba nit ñi dañu naan modèle de directeur la boo xam ni dañ ko waroon di jàngale ci école de formation yi di ko jàngal ñi nga xam ëllëg dañoo am aspiration pour ñu diriger ñu jàngal leen jikko yi Siré Dia yor pour ñu koy mën a exporter partout dans le monde parce que jikko yi mu yor mooy doxal entreprise mooy doxal adduna
ndax àdduna lu fi waay wax te amoo njariñ nit ñi duñ la faale àdduna li fi am solo mooy njariñ parce que boo bëggee financer groupement féminin yi day fekk nga am xol bu yaatu mën a joxe boo bëggee jox sportif yi day fekk nga am xol bu yaatu mën a joxe boo bëggee jox jumaa yi day fekk nga am xol bu yaatu mën a joxe te jikko jooju nag ah du ñu ne gisuñu ko ci ñeneen waaye Siré Dia am na ci ba mu doy xolam yaatu na mën na joxe am na sutura te ay mbiram boo ko waxee mu la si diine laa ko teg te kenn mës ko dégg mu wax ko kon donc buñ fi ñëwee fekkoon Mame Mbaye Gueye nekk kenn koo xam compagnonnage am ak Siré Dia yàggoon na ndax mos na ko defal meeting ca Jaxaaw ñu dem fa keroog waa jàmm gën kenn desul ñëpp a ñëw ca meeting ba mu mobiliser lu rëy ñëw jël fa kàddu keroog wax digganteem ak Pape Siré Dia Siré Dia bàyyi ko muy liggéey ci APR ndax parti dafay am yoon mu ñëw nekk ca ñëmu la ko looloon di liggéey waaye bu demee ba toog ba joxuñu ko considération fa mu nekkoon fulaaluñ ko faydaaluñ ko te moom bu nekk koo xam ni defe naa ne nag bu roccee loxoom ca ndam la ñu fay coow ak ñay coow ne dañu am ndam la dootu fa amati ndax xam nañu poids politique am moom Mame Mbaye Gueye fii ci Thiès mu toog nga day toog defaat une mûre réflexion Siré Dia ku ko xam-xam ne saa yu xëyee le matin soxlay président le soir soxlay président guddi soxlay président bu ñu wootee rassemblement mobilisation moo ci mën ci àdduna bi il est le meilleur sur le plan de la mobilisation pour répondre à l'aspiration du président de la République Siré Dia moo ci mën bi mu yoree nag bâton de sondam di xool li doxul Thiès ana ñi doon jóg ana ñi doon kii kuy wane ne fàttewul xam ne ñi liggéeyal président ca la saytu woo Lamine ne ko waa Mame Mbaye Gueye je gisatuma mu activé wu lu xew ci la Lamine jël téléphone am ñëw déplacé wu mu yónni ko fi ñu ñëw seet si ko ci la ñu xool mu wax li ko naqari mu ne na ñëw wuy si ma kii du kuy toog ndax dañoo amoon ndam ci élection yi nga xam maa ko jiite woon ma pare ñenn ñi jël ay di ci def ay sabotage pour def waaye man du ma saboté ci mbiru président je vais accélérer la cadence ànd ak Mame Mbaye Gueye pour jàppale waat président de la République looloo sababoon ñu gisee ñoom ñaar loolu moo sabab ñëwu Seynabou loolu moo sabab ñeneen parce que ni ñu nekkee fii am na ñu nekk Jaxaaw am na ñu nekk Parcelles am na ñu nekk Ersan ñu ngi dem bateau de sonde la yor fépp fu président war a sooxee rek wala gis nañ ne am na ku fay def loo xam ni dëppoowul ak luy jox président ndam aux élections de 2019 dès le premier tour mu ne dem leen saytu ko loolu moo waral Mame Mbaye ñëw di leen rassurer aussi yéen waa Diamaguène ci turu directeur Mame Mbaye choix bi nga def c'est pas fortuit choix la boo xam ni tey Sénégal yëpp responsable yi fi nekk yëpp di jiite ku ci nekk boo takkoon ay bëtam di ko womat xam na Siré Dia dina dox ba ci Siré Dia kon nag yow tey bu mbooloo mi ñëwee nga defal leen choix porté ko ci Siré Dia pour ànd ak moom yóbbu nga leen fi jarayu yóbbu nga leen ci comme niñ koy wax ki nga xam ne moom la ñëpp di wër muy Siré Dia te ku la jox considération la kon te xam naa ne jàpp naa ne fi nga ko toll lu ñu séddale wala li muy joxe te Diamaguène de gëm naa ne ñun sax mooy ëppale suñu koñ ñu dëkk léegi ndax fa mu teg Mame Mbaye Gueye kon donc ak Mame Seynabou aussi te des na yeneen éléments yi nekkaat Diamaguène yoo xam ni ñu ngi leen di séntu dinañu jox mission boobu Mame Mbaye Gueye ak Seynabou képp koo xam ni doon na liggéeyal président te frustré wu gisul boppam parce que nag booy ànd ak leader yàlla kenn gënu fi kenn liggéeyu waajur nit dina la gën liggéey waajur ci koñ yàlla def chance bi ñëw ñu jox la nga am solde boo xam ni dina mën a rassurer lu mat téeméeri nit mën nga leen ci jox bu weer dee ku nekk 200 000 te doo ko yëg yàlla bu la ko joxee nag da ngay am xel ndax booy ànd ak nit li ñu baax ñi di wax nga tane ko boo ko dimbaliwul bu la ko waxee bu la ko waxul jéppi na la waaw te Siré Dia dafa mën nitam kuy ànd ak moom doo namm dara doo namm li xale yi naan nammuñu dara xool leen ñooñu nammuñu dara à cause de Siré Dia te Thiès aussi képp ku mu fi nekkal du ñun doon quartier yi bu ñu toogee nammatuñu dara c'est grâce à Siré Dia moo tax jumaa yi rafletuñu woddu na jumaa yi yiir jàkka yi jàppale ndaw ñi ci emploi dugal sportif yi les hommes de culture Samba Diagne mën na ma témoigner moom mi porte parole am bàyyiwul kenn soxla su dugg ci noppam Siré Dia dina ko faj parce que du gàntu kon nag Mame Mbaye boo àndeeg sa jigéen ñi dañ leen rassuré ne leen appel bi ñu def mooy au soir des élections du 24 bi ñu dëgmal ànd Mame Mbaye bi ak Mame Seynabou
fii ci Diamaguène dañoo bëgg mu feeñ ci urne yi ñu ne ah Siré Dia kat dolli na cere dolli ñeex fii ci Diamaguène kon dafa war a feeñ ci urne yi bu baax a baax a baax a baax a baax parce que moo yor cere gi moo yor ñeex gi ku mu dolliwul doo am moo fi nekk te yéen a ko di ko joxe derrière le président de la république kon donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu directeur général di gërëm waa AFP yi nga xam ne ñu ngi fii parce que lu ñu mën tey c'est le Benno Bokk Yaakaar te AFP kenn demul ñu des ñu fonk Siré Dia lañu ñu gëm Siré Dia lañu toujours ñu ngi indi seen contribution ci luy développer Siré Dia kon donc Maodo Malick aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm moom ku ñàkk ci ñaan la c'est un frère du directeur général de même que Seynabou Ndiéguène bi nga xam ne jigéenu Siré Dia la kàddoom yëpp ci Siré Dia la koy tàmbalee ci lay jeexale di remercier aussi Chérif Abou Diab yi nga xam ne moom moo yor mouvement Macky rek moom it bi mu xoolee xool xam ne Thiès mouvement de soutien di dem rek da nga fiy topp ci président teg mu jël mouvement am seeyal ko ci ginnaaw Siré Dia ne mooy magam ànd ak moom kon tey loolu ku ñàkk ci ñaan la koy def ba pare boole ci activité bu ñu def day ñëw fësal boppam wane ne moom mi ngi ci ginnaaw Siré Dia kon amuñu sa fay Dia yal na yàlla yàggal sa taxawaay defal la li nga bëgg sa diggante directeur général yàlla defal la ci lu koy sa jot kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier Mambay une fois de plus di ko wax ne ko li Siré Dia doon wax kër gi xam nga ko nee na nitam ki fi ñëw démb ak ki fi ñëw tay ki fi nekkoon démb ki fi ñëw tay ñoos boo koy am kon kër gi da fi am di war a di dogal di def di dindi te ki nga koy defal jar na ko te incha allahu rabbi ñi nga àndal ñëpp dinañu xam ne yóbbu nga leen fi jara yóbbu kon ñu ngi remercier yëpp vive Siré Dia vive le président Macky Sall